asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum waa Sénégal ak doom yi Sénégal fépp fi ngeen manti nekk ci àddina bi ñoo ngi leen nuyu di leen ziara ñoo ngi di leen doqale ci victoire bi nga xam ne moom la gayndey football yi amee keroog fële ca Cameroun tax na boobu ak léegi mbégte bi bëri na lool macha allah ci Sénégal ñuy ñaan yàlla loolu continuer waaye bu ñu nekkee ci phase d'euphorie générale bu mel noonu nga xam ne nit ñaa ngi pëccoxu kontaan reetaan dafay tax ni léeg-léeg dañuy fàtte li nga xam ne mooy seen quotidien li nga xam ne mooy seen nekkin dégg naa sax ñenn nit ñi ni keroog xale yi doxee nañu ñii Tëngéej ñii Mbaaw ñi fu sori dox parce que dañoo bëggoon a teewee nekk fii Yoff teeru gaynde yi ànd ak ñoom de 13h pratiquement bi leen waxoon ne gaynde yi ca la ñuy ñëw keroog ba 2h du matin kenn nelawut ñu toog di xaar muy loo xam ne dañ koy sant yàlla parce que des moments de bonheur yu mel noonu bëriwul ci li ñuy gis ci Sénégal waaye bu ñu fàttee réalité yi moom la ki nga xam ne Guy Marius Sagna fàttali na ko keroog bi ñu leen nee gaynde yi fay nañ leen juróom fukki millions muy 50 millions boole ci may leen kenn ku ne ñaari terrain bu ñu xalaatee ni 23 jàmbaar yi 23 gaynde yi ñu ne naam ñu ne ak seen staff technique bi nga xam ne Aliou Cissé ak ay ñoñom ñoo ci bokk foog naa ni du bëri sénégalais yoo xam ne dinañ ci am coow buñ ciy teg même bu fekkee ni ñëpp nangu nañ ni gaynde yi football yi ñoom soxluñu ku leen may terrain te ji 50 millions yooyu am na ñeneen ñu leen ko gën a yeyoo mais nag ku def lu rëy am lu rëy comme ni ko Abdou Diouf daan waxee mën nañ ko nangu mais li xel mënut a nangu ministre des sports adjoint délégation ba ci garde corps ki nga xam ne mooy Augustin Senghor mu di garde corps président fédération ñu war si mën a bénéficier wu si 50 millions yi mais it ñu war a mën a bénéficier wu ci li nga xam ne moo di terrain de foot terrain yi te muy alalu doomu Sénégal yépp mu di loo xam ne dañ koy ñaawloo suñu attaqué ci angle boobu dafa tax na dafa fekk ni fi nga xam ne mooy fédération keroog bi coow li génnee suñuy confrères yu journal record ñoo génne coow lu rëy judd na parce que ñoo xam ne mënuñu comprendre garde corps c'est pratiquement du état moo koy fay du fédération moo koy fay mais ki nga xam ne mooy président fédération bi ci coow bare moo choisir kaka neex mel ni daal képp koo xam ne xam nga dara ci wàllum football bi fexe nañu pour ñu sédd la ci terrain yi même bu fekkee ne séddaluñu la ci alal bi tax na Guy Marius Sagna def alerte boobu alerte la boo xam ne képp ku conscient war nga ci bàyyi xel parce que coowul Sénégal coow li yëpp coow lu suuf la normalement suuf dañ ko war a jox ñi nga xam ne ñoo ko yelloo mais defuñu loolu gis nañ ko depuis ci Abdou Diouf ba ci Abdoulaye Wade tey ci Macky Sall képp koo xam ne bëgg nga am suuf da ngay daal di jege nguur gi transition la boo xam ne keroog gisoon ngeen fi si Kéwoulo wax nañ leen jaay doole bi nga xam ne kii di Madiambal Diagne def ki nga xam ne mooy Cheikh Tidiane Diagne benn sénégalais boo xam ne tey mu ngi Canada après sa retraite mu am terrain am bi nga xam ne mu ngi ci ancienne piste de l'aéroport Madiambal ñëw ñu attribué ko lot numéro 7 mais en plus du lot numéro 7 mu tabax ko defal la ko neex dafa dem jël terrain wu jàmbur lot numéro 9 daal di ko tabax dugal fa ay luyaas wax na nu ne leen dossier bi yóbbu nañu ko tribunal mais ba ci tribunal ba ci boppam lañ njuuj njaaj bu rëy nekk ba nga xam ne kii lii nga xam ne mooy convocation bi nga xam ne def nañ ko Diagne Cheikh Tidiane pour mu ñëw wuy si pour nu fay consignation pour mën a xalaat dañuy yóbbu Madiambal Diagne ci yoon ñu ngi fexe ba teg ci seeni tànk buñ ko waxee dafay fekk tamit sénégalais yu bëri interpellé nañ ma surtout ne ma Madiambal Diagne gis nañ ko temps yi mu bëri tànk fële ca Casamance lan la fa def waxoon naa leen ci période boobu ne leen jàmm rek la fay dox parce que képp koo xam ne du la bañ mu fenn rek yàlla bu ko Kéwoulo fekkee mais bu ñu ko fekkee yàgg daanoo xam li ngay dox lan la moo tax tey li ma leen di jox en exclusivité mooy xamoon ngeen wala boog néew na ci sénégalais yoo xam ne yëg nañ ni am na projet bu mag boo xam ne président Macky Sall moo ko sumb ci biir li ñuy wax plan Sénégal émergent projet boobu mooy créer li ñuy wax zone agricole fële ca Casamance ci diggante Ziguinchor Adéane dans la région en tout cas de Ziguinchor benn projet bu mag boo xam ne lu ñu def mooy organiser wu ba nga xam ne ay produits fruitiers ay produits yu bari yoo xam ne ñu ngi koy defee Casamance mu bañ a yàqooti ñu transformer ko
ci projet de transformation bobu dañ ko def en plusieurs modules dañ ko tuddee zone agropole lañ ko tuddee zone de production agricole du sud mooy PZTA. Projet bobu dafa laaj financement bu bëri ñu ngi wax 80 et quelques millions d'euros waxuma millions CFA euro lay wax donc ay milliards et milliards la ci francs CFA moom la ñu bëgg créer benn lu ñuy wax module central de production agricole. Module bobu ay tool la ak ay usines yu mag yoo xam dafay transformer produits yi nga xam ne dañ doon nekk Casamance ñu yàqu mu di ay mango mu di leneen ak leneen mu di ay darkaso dëgg la doomu Sénégal bu nekk da nga war a tàccu ci loolu doomu Casamance bu nekk da nga war a tàccu loolu parce que loolu moo nekkoon bébét bi produit fruits yi dañuy ñor dañuy nëpp yàqu ci seen suufu garab te kenn du ko yittewoo alors que partout ci Sénégal soxloon nañu projet boobu soxloon nañu produit yooyu waaye li ñu tiital ci yëf yi moo di gis nañ ni kii di Madiambal Diagne li muy dox lu bëri va-et-vient yi muy def ci Casamance alors que Madiambal Diagne kenn xamewu ko expertise en matière de production agricole kenn xamewu ko am expertise en matière de production de finance wala yooyu gis nañ ni phase yu bëri yu muy dox ci projet boobu la jege mu di encore li ñu tiital ci li nga xam ne gis nañ ko ci président Macky Sall saa yu amee benn projet dina fexe ba ñi nga xam ne jege nañ ko ñu dugg ci projet bi Madiambal Diagne ñu waxaat ko encore c'est l'un des plus grands propriétaires terriens fii ci Dakar ki nga xam ne nag mooy Yakham Mbaye moo ñu ko waxoon ay hectares et hectares yi nga xam ne Mamour Diallo domaine Mamour Diallo affaire Adji Sarr moo ko jël may ko tey Madiambal Diagne boobu encore moo nekk en tout cas bu piloté wul mais impliqué carrément ci projet agricole bi nga xam ne moom la ñuy amee fële ca Casamance ca Ziguinchor muy le projet agricole du sud. Projet agricole du sud boobu bu ñuy fàttali ci décembre 2019 ki nga xam ne mooy BAD Banque africaine de développement nee na accepté na financer li nga xam ne mooy 43,1 millions d'euros teg na ko ci table bi pour ñu créer projet boobu kon mu leer leen ni du projet bu ndaw. Ay usine de transformation de produits locaux la de sorte que lii di mango bi lii di darkase bi lii di leneen ak leneen te ñu produit ko Casamance mu bañ a yàquti mu di loo xam ne bu fekkee ne projet bi taxaw na dañ koy féliciter président Macky Sall parce que lu rëy la mais ñi nga xam ne ñooy fréquentation ñi nga xam ne ñooy ay xaritam ñu mel ni Madiambal ainsi de suite bu nekkee ci wetu projet boobu dañ ciy xaw a tiit parce que projet bi lu ñu tuddee module central bi mooy module bu gën a rëy ci projet bi Adéane nañ ko fas yéene def li nga xam ne moo ci topp bu Adéane bi déjà mu ngi sur 85 hectares su ma leen waxee hectare wax leen suuf su ma leen waxee suuf wax leen propriétaire terrien bi nga xam ne tey moom mooy seet moo teg bët moo contrôler une bonne partie de Dakar moo encore moom moo bëri tànk ci Casamance ci fi nga xam ne ñu ngi fay bëgg a créer usine de production boobu 85 hectares ca Adéane beneen ba ca topp mooy module régional lañ ko tuddee ça va s'étendre sur 10 hectares boobu ñu ngi koy defaree fi ñuy wax Tangori mooy wetu Bignona pour ñi nga xam ne xam nañu tuuti Casamance beneen ba ca topp muy 5 hectares boobu ñu ngi koy def fële ca Oukout mooy booy génn Ousso yi di dem Cap Skirring mooy c'est le premier village ba nekk foofu bu fekkee ne nit ñi tiituñu lu bari ci Adéane tiituñu lu bari ci fi nga xam ne mooy Tangori Oukout surtout dans le Kassa nit ñi dañu am une certaine proximité une certaine approche de la terre bokk na étude sociologique boobu gouvernement bi mu def ko balaa suba mu indi ay parce que bu fekkee ne feneen mën nañu nangu ay xaritu président wala yu mel ni ñu ñoo déposséder leen seen suuf fële ca Kaasa dafay di lu doy waar moo tax nag ñuy alerter sénégalais yëpp pour ñu xam li nga xam ne mooy projet bi naka lañ ko tëralee beneen ba ca topp parce que bu ñu ko defaree fële nga xam ne mooy région de Ziguinchor wax naa leen Adéane wax naa leen Tangori wax naa leen Oukout dañuy def ay yeneen module secondaire yoo xam ne ñu ngi koy defee fële nga xam ne mooy Sarekoli moom 5 hectares la Koulinto moom 5 hectares ak Koulinto dans la région de Kolda beneen ba ca topp bu gën a important mooy 15 hectares boo xam ne dinañ ko defee fële ci Kolda le même modèle mooy produire li nga xam ne mooy produits locaux yi balaa ñoo yàqu wax nañ leen le projet
en lui-même c'est extraordinaire, c'est excellent, dañuy tàccu dañuy encourager mu dem mais ñi nga xam ne ñoo koy piloté ak spéculation foncière ak njuuj njaaj bi nga xam ne moo ci war a topp mu tiital sénégalais woon ñu war a alerter nit ñi gannaaw euphorie yu Coupe d'Afrique bi ñu bàyyi si xel parce que projet boobu encore dinañ ko def ci région de Sédhiou ci boppam am na 5 hectares Samine dëkk la bu bokk ci région de Sédhiou 5 hectares beneen ba ci topp mooy Médina Wandifa mooy Carrefour Diaroumé Médina Wandifa mooy fi nga xam ne depuis quelques années activistes yi waaye waa doomu réew mi ñu ngi kaas ci li nga xam ne mooy njuuj njaaj suuf ci nga xam ne mu ngi fay amee foofu ci réew ma tey porte nañu plainte à plusieurs reprises contre seen ancien maire saa su ne dara génnu ca ba au contraire ñi nga xam ne ñooy dénoncé la ñuy jàpp di leen dugal ci kaso yi moo tax ñu taxaw foofu fàttali leen bàyyiloo leen xel ngeen bàyyi xel ci li nga xam ne mooy projet Agropole bu Ziguinchor xamal leen ni va-et-vient yu bari yi ngeen ñu laajoon Madiambal Diagne lan lay dox ñu xamal leen ni loolu lay dox parce que gis nañ ni depuis quelque temps fépp fu suuf am mel na ni intéressé na ko te suufu Casamance boobu nag dañu ragal suba mu indi yenn coow mais bu fekkee ne lu jëm ci projet agricole boobu rek lu ñuy teeru la les bras ouverts mbokk yi li mooy premier élément bi ñu leen lancé ci relance bi après la Coupe d'Afrique ñu di leen ñaanal jàmm di ko sakku si yéen jërëjëf.